di waajal lii dañuy wax ne en prélude rek quoi di waajal benn journée bu am solo journée bu historique le 23 mai à la place de la nation à partir de 10 heures ndax dañu bëgg ñu criminaliser homosexualité maanaam góor jigéen ci Sénégal pour permettre à ndaw ñi ñu jël kaddu boo leen seetloo biñ fi nekkee ba léegi ay ndaw rek la ñuy jox ay kaddu parce que boo xoolee cible bi ndaw ñi la parce que moi je dis que c'est des victimes c'est des innocents donc à un moment donné moo tax tey ñu wax ak ñoom loolu mais ñuy rappeler ni lii nii lancement la rek film bi le 23 la incha allah à la place de la nation pour man jour boobu képp koo xam ne baax tax na la jóg képp koo xam ne bëggoo mbon law ci Sénégal pour man jour boobu daf la war a fekk place de la nation amaana am na ñoo xam ne ñu ngi ci région yi mënuñu faa ñëw sax waaye fa ñu nekk ñu ko fay naqarloo donc ñu bàyyi gars yi parce que temps bi xat na bon di rappeler am na ñu fi ñëw léegi sunu imam bi nga xam ne mu ngi dëkk ci koñ bi di imam Ndiasse Pape ñëw na fi donc di wax ni tamit kilifa yu ànd sama jikko yi ñu ci bëri ñu ngi fii nii ñoom grand Seydou ñoom ñëpp ku lim jum waaye di wax tamit waaw abaam nee na waa yëmbal yëpp ak ndaw ñëpp ñëw nañu waaw El Hadj Bachir jërëjëf donc di bàyyi gars yi ñu commencé incha allah su fekkee troupe bi pare na bismillah. Et que sans plus tarder, dañuy appeler notre frère William. Voilà, je rappelle, moi je suis vice-champion de slam national au Sénégal et champion de slam régional à Dakar. Maximum de bruit s'il vous plaît. Dans ma tête, tout semble désordonné. Est-ce mon esprit qui est devenu borné ou c'est la vie qui s'est métamorphosée? Est-ce mon regard qui s'est mal orienté ou ce sont les actes qui sont mal posés? Est-ce les hommes qui n'ont plus de pudeur ou c'est l'humanité qui n'a plus de valeur? Est-ce les mentales qui sont devenus faibles ou ce sont les faibles qui veulent nous rendre faibles? À mes yeux, tout semble se colorer en désir. Désir de combler la vacuité d'être, être ce que tu veux et non pas ce que tu es. Et justement, je suis responsable de toi et toi de moi. Et la main plâtrée, je viens vous parler. Assalamu alaikum. C'est le top départ. C'est le top départ. On s'éloigne du point de départ. Les heures, les jours passent, le temps avance. L'humain a laissé l'envie contrôler ses ménages. Avancer dans l'optique de tout réaliser, qu'il pleuve ou qu'il neige. Se satisfaire finit de faire ce qu'il faut faire, mais faire ce que l'envie nous pousse à faire. Déjà, il s'est rebellé contre la vérité et tend à perdre sa dignité. À la poursuite de la richesse, nos arbres sèchent. L'homme s'est détourné de sa mission de cultiver la terre. Désormais, c'est cultiver sa chair et devenir le plus cher. Il pose des actes sans lumière, signe d'impact pas clair et creuse la fossée d'une vie amère. Pour l'humain, le seul bonheur sous le soleil, c'est de manger, de boire, de profiter d'une vie de gloire. La physique d'Adam a perdu sa valeur, celle d'Ève, n'en parlons pas, ça fait peur. C'est pourquoi la joie de rester debout, de joindre les deux bouts, notre âme calcinée par la méchanceté nous retient dans la boue. On se secoue, on perd beaucoup, on se donne des coups, des pas de coups de main. Des coups de main pour un meilleur lendemain. À la joie de nourrir l'âme, ils préfèrent chérir la chair au point d'étouffer la communion au profit de la compétition. Une compétition sans fin car les dauphins sont devenus des requins, dira mon ami Ruffin.
Du jour le jour, on cherche à doubler notre richesse. Se trouver une belle princesse, ce qui compte c'est l'argent, l'alcool, le sexe. Belle maison, belle voiture. Pour se débarrasser de leur bicyclette, ils ont choisi d'adhérer dans des sectes. Nombreux tels lésions, insectes, transsexualité, homosexualité, lesbienne. Et comme cela ne suffisait pas, ils ont décidé de légaliser l'inceste et prient Dieu de leur libérer de la peste. C'est drôle, hein? C'est drôle, hein? Dites-moi comment réagir face à l'enfant qui dit que le père de ma mère est mon père ou que la mère de mon père est ma mère. Dites-moi comment réagir face à l'enfant qui dit que je n'ai que des pères et non des mères, vice-versa. Je ne vous critique pas, ce n'est pas de mon ressort, moi-même j'ai un corps. Je ne fais qu'examiner les actes que l'on pose, quoi que l'on fasse sous le soleil, le temps passe. Et un jour on dira, ici repose. Tout être qui a reçu la faculté de penser doit la faire respirer. Respirer, s'inspirer, s'inspirer, se repérer puis se récupérer dans ce monde où rien n'est pareil. L'essentiel c'est d'aspirer à un avenir meilleur, même si l'on décide de vivre ailleurs. Je ne le dis pas pour moi, sinon pour toi, car au fond de l'histoire, tout porte à croire que chacun, dans sa famille, est une lueur d'espoir. Et au service du juste, frères comme ceux, tu brilles dans le noir. Le temps passe, nous n'avons pas assez de temps. Ce qu'il faut faire, il faudra bien le faire. William Slam Korba. Que le Seigneur soutienne ma voix. Merci. Bon, war ma woon jël cadre sax mais je serais pour souligner benn affaire. Dañuy tàmm di wax Sénégal 95% de musulmans mais Sénégal 99,9% de croyants la. Déjà kii rek confirmé na ko parce que moom mooy peut-être le seul artiste bi fi nekk ak religion chrétienne. Donc chrétien la. Donc juste pour wax la ne la xeex mbon wala xeex homosexualité dépendul ci nga nekk musulman wala nga nekk chrétien. Donc ñaar yëpp nanguwuñu ko te duñ ko mës a nangu. Même valeurs yi nga xamante nekkul sax peut-être musulman wala chrétien muy religion yi nga xam ne ancestrale la nanguwuñu lépp loo xamante ni day jëm ci biir góor jigéen la nañ ko bàyyi xel bu baax. Le message est bien perçu lii la ñuy xaar ci ndaw ñi. Mara Maysa bu paree yow rek la ñuy xaar. Je rappelle, moi aussi, il est le champion national d'islam au Sénégal. Maximum d'applaudissements, s'il vous plaît. Salam alaikum. Salam alaikum. Faw ñu taxaw tem tënk xel yi ci njub jubal jubbanti juboo ànd jagal réew mi ba mu jag amul jalgati amul jalbati ku jaat duñu jàpp jeng teg ci kaw jaat jagat jagatee ji koy jaaduwul demee ko sëg suuli sëf ci suuf sul jàll xarit kaay ma wax la samay xalaat dénk ma say nopp ma toqal ci samay xalaat gaa yi kar nañu dëgg siif siifaat ñu jàpp dëgg fàdd faddaat dëgg jib ñu gàntuwaat saaga nañu dëgg toroxal nañu dëgg waaye taxul ba léegi dëgg sëgg ndax mooy kii lakk seeni taat am nañu dajaal ngemb ngir ñu këf suñuy xel teg ci kaw jaat suul dëgg jëmbat ji koy iblis ngir mu naat bëri na kilifa yu jaay seeni baat di ñaarook njublan iblis se leen may baat am na ñuy wax di yàq ay baat ngir jaxase suñuy xel di ko bamtuwaat ci suñu gaal am nañu bëri wax tax am baat te ku wax dëgg ñu dëgg sa baat di nga wax dëgg sax yëkkati sa baat ñu lay artu naan la noppil balaa ñu lay faat ñaata doomu aadama la caabi fii tey ginnaaw ci lu dul dëgg lépp rek ndax lu ñu doon ay nitu dëgg ñaata doomu aadama yi dundee riba gaaw ci féewu la yàkkam di xibaar te duñu wax mukk lu baax saa waay askan wi tànn la rang la bàyyi ñu bëri tippoo la jiital la nga dig leen aafiya say kàddu tax ñu naw la topp la nga la kon bul wàcce say waggu kilifa lu fen la ndëmal dëgg dina ko leeral ba set muy wutu guddi tey bët set na ku dëkk ci di wax dëgg nag ñu ne dof la Cheikh Anta doy na ma firnde tey Sénégal ak Afrique sowu jant nangu nañu di kàngam la salaamaaleykum asalaamaaleykum ma dénk la mbooloo nga réeral leen ma jox la dër bu ñuul nga soppi weex ma jox la nguur nga foog ne du jeex ma jox la dooley góor ngay dóor jigéen ma def la góor ngay góor jigéen may la ànd la góor nga taamu sa moroomu jigéen ma jox la njaboot saytu woo ci kenn gedd say doom gindi woo lenn sàmmal ki la boot nit ki la jox ween sa way jur wu góor def ko sa teen
ma jox la koom-koom joxoo ci kenn ma jox la xam-xam tabaxoo ci lenn ma jox la làmmiñ ngay wër di fen ma jox la xel nga fàtte sa réew ma jox la xol dugaloo ci mbindéef ma teg sa loxo réew lëmb ngay dëkkee ger ma wan la aljanaak li mu ëmb nga taamu Lucifer gone geeg tànku neen bis bu ne xiif di ko xeeñ million nga teg ci benn ceen teg ci naan doo joxe ci neen oustaz si réew mi bul sànq xale yi sëriñ bee kuréel bi gindil ma taalibe yi ma ne bukki doful xela ma ko wër bukki doful xela ma ko wër ngir am ci suuf bi moom dalay tër du la baal bu doon sax dafa fër ngemmu na def boppam mbër njub lañ mooy gàllaajam alal ak nguur di sëriñam ragal dëgg moo ki ñoñam ñuul biir tabaxi li jaasam diineek mbaax nga gàntu liggéeyal maabo sànku sa leeru ruux faatu ku topp borom bi antu dëgg bu dul sàngu sa leeru ruux yaatu leeru jamono nee na selaw ndax ñi def àdduna seen ker ku alal jiital ñu ëf sa xel jiital la ngay xuus di nelaw bëgg a am muur deret tuur ay yuur sa ruux xuur ñu lay buux nguur ngay fuur doo suur bàyyi nuuru ngir nguur kuuru malaaka bi lay yoor njur law bi matu ko ndey joor muy tulu ba lay cof ngay goor baaxal ba dëgg ne la yaay gor ñu ne ko bëgg a falu faw sa loos gudd kon lu tax gaynde di buuru giléem moo ko booy dox te solo mbubb noo def sa biir feeñ fii na ko sa loxo guddul ñoo la saawaay mënoo lenn xamal ko ne nopp yi gudd taxul mbaam ñàkk geen ñu ne ñoo moom guddi jëlal weer li des bàyyi leen ñu ne kenn leen tudd mbaa yéen jàmm ngeen mbokk faw ñuy bàyyante xel musu ci dëng xel muy ci di yàqante der ndax baax warul di fer te nampal ko mooy suñu ker lu dul jàmm ko gën faw ay màmm jàmm ko gën nañu ko jëmbat suñu biir xol ngir mu dundee bala gi nu sol jàmm màgg sax ci xol yi meññ loraange àdduna ne nem na góor defe fi góor jigéen defe fi jigéen góor nag su géej ci cëru càmmin faw mu ngemboo jom teg ci gàtt làmmin jigéen góor day xool démbam kon faw mu farlu takk sërëm na gone def yëfi gone mag def yëfi mag gone day diju ci ba mu cosaanam wuti xam-xam teggin defar diwaanam mag mooy kilifa royukaay yi maçon yi war a sakk jàddukaay yi mooy ki war a jub-jubal ki war a defaru defar ki war a baax-baaxal ndax ki baax sonnul ki bëgg a baax sonnul ki bañ a baax ak ki bañ keneen baax a sonn salaamaaleykum jërë ngeen jëf professeur mbon neexu la daal gis nga li am solo mooy dinañ dund ñun ba faatu mbon di fi nekk benn mbokk sànq dafa wax ni dafa am ku ko envoyé message wax ko ni ko est-ce que dafa ngeen ni man ngeen a am résultat ci li ngeen di def amul sens ci ndax dinañ am résultat wala duñ ko am xam nga lan moo am sens mooy nga def jéego pour mu dañ parce que yàlla sunu borom bi muy indi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax yonent bi moo gën ñëpp mais dafa ni ko yow jottalil rek li nga war a jottali li ci des man maa koy def. di am mbégte ñëw si jotaay bu tedd bii nga xam ne li ko sabab li ñu boole jàpp naa ni combat gënu koo màgg jamono bi ñu toll ci toolu l'islam ci toolu valeur ci toolu mbaax même ci toolu aada rafetlu naa lool yi fi xew yëpp sànq ba léegi donc kenn ku nekk jël kàddu fësal lu bëree bëri li nga xam ne te pourtant déggantewuñu day wane ni kon luy bax ci xolu kenn ku nekk dafa mel ni lenn la rek la jotaay bi nag tey mënul woon ñàkk ne serait-ce que pour deux raisons bi ci njëkk fléau bii nga xam moom la ñuy xeex di mbiru góor jigéen ñi gën a fragile mu gën leen a mën a këf walla mën leen a fàggaagal ndaw yi la d'abord donc ndaw yi ñooy première cible yi nga xam ne ñoom la ñu war a njëkk aar ñoom la ñu war a njëkk conscientiser ñoom la ñu war a njëkk taxaw pour bañ ñu këf leen waaye yemul rek ci ndaw yi banlieue yi ak région yi nga xam ne le plus souvent le niveau de vie taxu ko demee noonu ndax état bi dafa leen yàgg fàtte
ay niche la nga xam ne ñoom ñooñu yor yi fi caay-caay yooyu dañuy jàpp ni fuñ fa dugalee xaalis rek lépp lu ñu bëgg a am nañ ko mën a am. donc kon dafa am benn double exposition bi nga xam ne la jeunesse de la banlieue daf ko am par rapport à ce fléau là. ma déglu nag déjà slam yi fi jaar yëpp wax dëgg yàlla di ko rafetlu di kontaan lool ci style boobu nga xam ne style bu am solo la pour mën a waxtaan ak ndaw ñi ndax maa ngi koy wax léegi Pullo ne ko ñi nekk acteur culturel moo xam hip hop la moo xam slam la moo xam théâtre la lépp li nga xam ne dafa am art ñoom ñoo gën a yomb wax ak ndaw ñi que oustaz ak imam yi nga xam ne ñu si bëri dañ leen a bàyyi si jumaa yi. donc kon acteur culturel yu mel ni ñoom Pullo dama gis si combat bi ñoom ñoo ko gën a mën a porter en réalité. tey nag ñu dajee pour laayante biir déjà ak fàttalante ndax jàpp naa ne mbiru góor jigéen Sénégal su siy wax ñu bëri dañuy jàpp ne gars yi dañuy coow rek waaye loolu wax dëgg yàlla amu fi. am ñenn ñi nga xam ne xamuñ ci lu bëri fa la Sénégal toll donc ñoom ñu ngi koy gis ci ay télé ñoo gis ci film yi di ko dégg léeg-léeg ci presse bi waaye amuñ ci ay firnde ma bëggoon nag ñu partager ci tuuti ndax ñun ñëpp ñoo bokk réew mi bokk gi ñu bokk réew mi tax na lépp luy xew ci réew mi daf ñu interpellé daf ñu war a intéressé ndax bu ñu fàtte nag ni suñu borom subhanahu wa taala bu ñu faatoo nañu laaj naka la ñu dundee woon ci kaw suuf. am nañu responsabilité bu rëy bi nga xam ne yàlla ñun la koy laaj kenn ku am responsabilité nag wareef la mu jéem a sàmmonte responsabilité boobu ba am ci taxawaay yi war ba keroog bés penc bu taxawee si kanamu borom bi mu bañ a rus mu bañ a sëgg. sànq gis naa Sidi le sociologue dafa am approche bu am solo bu mu am approche bi mooy xool na bu baax a baax le monde fi mu toll. et loolu réalité géopolitique la gis nañ ni àdduna aujourd'hui dafa am force extérieure bi nga xam ne dafa am ndogal lool suñu biir réew lu ko waral mooy dañoo bokk ci ay mbootaay international moo xam ONU la moo xam banque mondiale ak yëpp ñu dañ cee bokk ñoom ñi am ay dogal foofu di ko wàcce ci dëkk yi kenn ku ne di ko jëfe waaye dañoo nekk ci état yi nga xam ne dañoo ndóol di bëri lool lu ñuy dem di lebi ji ak di sàkku ndimbal ci bitim réew te ñoom it ñu yor xaalis waaye taxu leen a baax ndax ñoom dañoo wax ni amuñu xarit amuñu noonu ay intérêt la ñu am ñoom leen les états n'ont pas d'amis n'ont pas d'ennemis ils ont des intérêts donc bu ñuy jëflanteeg ñu mel noonu ñi nga xam ne nee ñu amuñu ami amuñu intérêt te ñoom ñuy xeex ngir yoonal góor jigéen ci àdduna bi ndaw ñi loolu xam nañ ci dara ndax soo leen seetloo football bi si boppam sax FIFA sax dugal nañ ko ci xeexu góor jigéen boobu ba ci match bi ba dañoo imposer poto corner yi si def drapeau LGBT brassard capitaine sax dañoo imposer ñu si def ay couleur LGBT donc kon nga xam ne xeex bi kon ñoom ñu ngi koy internationaliser buñ ci roofee FIFA dugal ci Hollywood ak lépp luy culture bi maanaam cinéma ndax soo demee États-Unis dafa am sax ay mouvement yu tudd GLAAD nga xam ne ñoom dañuy saytu film yi di xeex ne film bu nekk wala ñu ci def ay droit LGBT pour mën leen a protéger ñu am ay ndaw yoo xam ne ñu ngi ubbeeku di staan film yooyu donc kon ñun war ñoo tiit ñaari yoon ndax suñu état daf ñuy exposé et suñuy ndaw dañoo exposé ñoom léegi nag ñun dafa am ay raisons yu bëri yu tax ñuy xeex mbiru góor jigéen sànq maa ngi gis slameur bu ñëw mu ngi tudd foog naa William wala lu ma am mbégte la wax dëgg yàlla ndax Sénégal jullit ak chrétien yëpp ñoo bokk Sénégal kenn ku ci nekk am naanuwaay ak delluwaay waaye suñ ko xoolee ba ci biir suñuy delluwaay benn la ndax yàlla suñu borom subhanahu wa taala moo ñu bokk ilif te yàlla mi ilif jullit ñi chrétiens yi dans si ñaari téere yëpp moom moo tere mbon bi nga xamee feeñoon si jamono Lóot ndax histoire Lóot mu ngi ci alxuraan waaye mu ngi si biir Bible ni yàlla jëflanteeg ñoom it ci alak leen yàlla nettali na ko ci biir Bible waaye nettali na ko tam ci alxuraan donc ñun ñoo bokk ay valeur ci wàllu xeex LGBT yi may wax ne facteurs yu bëri kon tax na ñu war koo xeex waaye pas simplement religieux ndax ñu bëri ñu ngi jàpp ne oustaz ak imaam yi ñooy xeex góor jigéen déedéet kii teew léegi nga xam ne chrétien la firnde na ci loolu ak ñeen ñu bëri ñi nga xam ne damay jëflante ak ñoom du ñu ay julit waaye dañoo ñaawlu te dañoo séxlu te dañoo mettitlu
agenda bi nga xam ne état Sénégal mu ngi koy def suñu tourne nii ñëpp nag enjeu yi mën naa si tudd ñaar muy enjeu yi xam ne ñun africain bu ñu ko xoolee sax war ñoo tiit ci loolu bi si njëkk mooy enjeu population xam ngeen ni tey jii si àdduna Chine dafa am doole bu rëy a rëy bu mu am ñëpp ragal ko di ko sóoraale Chine kattanam balaa moo nekk puissance scientifique technologique wala commerciale dafa am benn puissance démographique maanaam Chine dañoo ëpp 1 milliard nit dem nag di conquérir àdduna bi yëpp dëkk boo dem fekk leen fa ñu yor ay marché di liggéey di jël di am foofu xaalis di yónnee seen dëkk donc mbooloo doole la ci réew tubaab yi nag depuis bu yàgg nañ Afrique force démographique bi foog ñu xalaat ci pare foog ñu fàggaagal ko balaa ñu faa yegg ndax tey jii Afrique nee ñun ñu ngi 1 milliard 200 millions mooy continent africain nee nañu fii ak 2050 nañu nekk ñun 2 milliards 500 maanaam dañuy doubler fii ak 2100 nee nañ ñun nous serons 4 milliards d'Africains maanaam ñoo nar a ëpp ci àdduna bi te àdduna bi dañoo tiit déjà ci population africaine bi nga xam population jeune la soo seetloo président yi fii ñëw yëpp ba ci ñoom Sarkozy ñoom Hollande tous les présidents africains ba ci Macron képp ku ñëw fii ci Afrique waxu njur bi ngay wax ne ndax lañu ciy wàññi njur gi développement mënul am fii yéegi ni bëri doom ma leen di wax na leen nag suñu président tey jii di président Macky Sall ci biir plan wu Sénégal émergent bi sax moom dafa wax ne pour plan bi marché Sénégal émergent avant 2035 il faut ñu fexe jigéen ñi wàññi seen jur ba maximum jigéen ñi am 3 doom maanaam jigéen warul weesu 3 doom fii Sénégal lii mu ngi ci biir PSE donc nga xam ni jur gi kon def na problème tubaab yi nga xam ne ñoom ñoo ilif suñu njiit yi fexe nañu wax ne sida daf fi bëri dugal nañu sida si biir dëkk bi ñu ngi encouragé ay guerre yu bëree bëri ci biir Afrique pour africains yi rayante ñu ngi forcé ak seen ay ONG contraception ak planning familial yëpp pour gars yi wàññi jur gi yombal nañu césarienne bëgg ñëpp ñuy xotti seen biir yi pour seen doom yi bañ a bëri ngóor jigéen léegi bokk na ci armée yi xam ne ñu ngi koy promouvoir ci biir Afrique ndax góor ak góor wala jigéen ak jigéen mësuñoo am doom donc ñoom bëgg nañu limiter les naissances sur le continent africain moo tax ñuy promouvoir ngóor jigéen gi nga xam ne musiba gënu koo màgg muy benn poñ ñaareel ñu bàyyi xel ñun héritage culturel bu ñu am ndax lii c'est un volet purement économique waaye tamit on a un héritage culturel maanaam Sénégal que ñu bëgg ko ñu bañ ko c'est un pays religieux c'est un pays de foi maanaam dëkk bi ay nitu diine ay borom valeur même ceddo yu fi nekkoon balaa nitu diine yaa amoon ay valeurs yu ñu amoon te bokk na seen valeur bañ lu bon bokk na seen valeur bañ a fen bokk na seen valeur bañ a bëggal lu ñaaw seen mbokk donc fii dëkku valeur la depuis la nuit des temps wax dëgg yàlla héritage culturel boobu ñu am tey ñu bëri suñu nee sëriñ diw ñu fittasiw ne nii seen loxo ne ëska yi bu ñu nee taalibe yonent diw ñu fittasu ne nii seen loxo ñoom bu ñu nekkoon tey jii fii xeex bii ñoom ñoo koy njëkk porté ndax mosuñu bëgg lu bon mosuñoo nangu ñuy wàcc yoonu charia yonent Yàlla Muhammad bi nga xam ne ñoom nee mooy seen kilifa te mooy seen référence donc kon bokk na sax si fësal suñu cofeel ak suñu mbëggeel suñu kilifa yu tedd yi xamee ñoo fi jaar ñu taxaw leen ci waar yu ñu nekkoon ñoom te mooy waaru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci aaral ko sunnaam gi ci ñagal ko shari'am bi ci dàqal ko lépp li nga xam ne mooy jëfu dajjaal bi nga xam ne ñu ngi waajal ñoom ñëwam donc ñun taxawaay boobu suñu kilifa yi dañ koy xaar si ñun tey nag ma bëggoon partager ak yéen peut-être 3 à 4 choses si wàllu góor jigéen ndax damay dégg ñu bëri dañoo am amalgame bu ñu nee góor jigéen rek ñu ne góor jigéen de du fi mës a am du fi mës a am kese doyul ci mën a am taxawaay ma leen di fàttali ne dëkk yi am tey góor jigéen mën naa si jël exemple ku mel ni France ndax nee nañ France mooy bàjjenu Sénégal lépp lu xiin France taw ci Sénégal France ba ñuy wax ko góor jigéen dëkk bi yëpp a bañoon ne góor jigéen du fi mës a am état français di naxanteeg français yi di naxanteeg ñoom ba début année 2000 yi dëkk bu njëkk daganal góor jigéen seen sëy entre góor jigéen dëkk boobu Pays-Bas la mooy Hollande dëkk la bi nga xam ne
ñoom dañoo daganal depuis 2001 wala 2003 foog naa 2001 la dañu daganal ñoom ngóor jigéen seen dëkk. dafa amoon réaction bu rëy rëy bu ay français nga xam ne dañoo gëm seen diine di ay chrétien bokk ci église ne ñoom lii bokkul ak enseignement wu Jésus di xeex di ko mettitlu seen ministre jamono dafa génn leen góor jigéen du mës a am France noppalu leen ñun nekkuñ ci loolu ñooñ demaat toog jàpp seen ñàmbur pourtant jamono ñoom ñu ngi doon liggéey ci agenda wu amal fa góor jigéen fi njëkk tàmbalee mooy la Pax déjà avant Pax sax dañoo njëkk dépénaliser homosexualité après ñu andi Pax ci 2013 bii ñu weesu France signé na loi may góor jigéen ñu mën a marier comme tout le monde donc état yëpp fi ñuy tàmbaleeg seen askan kon mooy jéem leen a nax dalal seeni xel ne leen du fi mës a am toog leen ngeen noppalu suñu état gii nag président Macky Sall wax na ko jëwrinam bu mu dénk wàllu nguur wax na ko ministre des affaires étrangères sax wax na ko wala boog ministre de la justice waaye seen wax ndax ñun war nañu si sukkandiku ñun sénégalais loolu laajte la bu may bàyyil waa Sénégal maanaam ñun ñii la ñu fas yéenee xeex si journée suba bi et que ñoom góor jigéen ñi àdduna bi yëpp nag fépp fu ñu am droit nañu génn doxantu génnee seen ay drapeau gën a réclamer ne ñoom dañoo bokk ci dëkk bi nañ leen bàyyi xel dañ leen nangul seen dund ci biir dëkk bi ñu def lu leen neex tamit comme tout le monde. yemuñu loolu ci 1990 ay at lañ ci teg ñetti at ñu am benn congrès bu mag fële ci Autriche 1993 dëkku àdduna bi yëpp ku nekk yónnee ay ndawam ñu toog xalaat ñoom entre ñoom ne lan mooy problème bi ci àdduna bi lu tax gars yi nanguluñu nit yi seen bëgg-bëgg ak seen yëg-yëg bañ ci xalaatee ñoom gisoon nañ ni war nañu may ab 20 ans yoo xam ne war nañoo liggéey ci àdduna bi yëpp pour àdduna bi yëpp mën a d'accord pare nangu ni góor jigéen droit la maanaam kon ci 1993 ñoom jàpp nañ ni en 2013 àdduna bi yëpp war nañoo nangu ni góor jigéen droit la ñoom ñu ciy liggéey di ci liggéey 2005 am na yu bëri yu xew ak IDAO International Day Against Homophobia ñiy dox ñoom ba tey waaye avant 2013 ñoom am nañu taxawaay bi nga xam ne États-Unis daf ko ngemb ndax bu leen fàtte ni dikku Obama États-Unis dafa am lu bëri lu mu chamboulé ndax moom candidat góor jigéen la woon en réalité am na sax ñu koy tudd ci biir góor jigéen ñi donc dafa ñëw dooleel leen commencé xeex biir États-Unis ci wàllu góor jigéen boobu donc 2011 sax la ONU njëkk taxaw laaj nag léegi ñu mën a jël en compte li ñuy wax les nouveaux droits baat bu am solo la dama bëgg ngeen bàyyi ko xel bu baax les nouveaux droits yooyu ñoom ñu ngi ko jàpp en 2011 ba pare sant mboolem pays adduna bi maanaam 193 pays yëpp yoo xam ne ñoom ñoo far ne leen nangu leen nouveaux droits yi seen biir ay constitution bokk na ci nouveaux droits yi ce sont les droits des homosexuels parce que ñoom dañoo def document tuddee ko nés libres et égaux donc dëkk yëpp commencé dugal nouveau droit seen constitution Sénégal tam dugal nouveau droit nag ñu bëri bàyyiwuñ ci xel waaye ci référendum 2016 bu président Macky Sall jox waa Sénégal ci 15 tombes yi mu joxoon sénégalais yi ne moom la bëgg dugal ci biir constitution bi nouveau droit mu ngi ci woon. nouveau droit bi ba si ay nit taxawee commencé wax ndax nouveau droit baat bi duggulet du lu bees en 2011 document Nations Unies la te si document boobu wax nañu droit LGBT yi ci biir nouveau droit yi parce que nee nañ ba ñuy tëgg 1948 droit de l'homme jamono boobu fekk na góor jigéen feebar la woon jëruñu koon en compte comme que nag 1990 dindi nañ ko ci biir feebar yi jot na léegi tamit boole leen ci dispositif Nations Unies lii moo nekkoon nouveau droit adduna bi dëkk yu bëri dugal nañ ko seen biir constitution Sénégal tamit dugal na ko ci constitution bañ ko waxee fi Sénégal it comme d'habitude ndax nit yi dafa am ñee xam ne dañuy nelaw am ñu dee am ñu yeewu adduna bi yëpp noonu tëddee am ñi xam ne dañ leen nelawal ba pare di neexal seeni nelaw bëgguñu yeewu booy wax di jéem a yeete dañuy jéem a tëj sa gémmiñ bañ nga wax wala ñu takkal la sosal la pour kenn la déglu depuis 2016 ñu ngi artu ci nouveau droit yi di wax ne mbiru góor jigéen la ci àdduna bi yëpp xam nañ ko Sénégal fii lay na ne moom nekkul ci dispositif boobu pourtant ma fàttali leen pourtant suñu président de ba mu ñëwee au pouvoir moom ci 2012 ñaari at la ci topp président États-Unis Obama ñëw Sénégal ba mu fi ñëwee it am na ay gëstukat ak ay journalistes yu bëri yu wax ne bokkoon na ci lu ko gënoon tax a ñëw mooy question góor jigéen yi ndax ma wax leen 2013 Nations Unies dafa mere woon Sénégal
ndax dañoo jox Sénégal ay recommandations ne ko dañoo bëgg nga defal ñu nangam te bokkoon na ci dépénaliser homosexualité ci may homosexualité au moins de leen sécuriser ak leen protéger même bu dee daganal guñ ko mais en attendant sécuriser leen protéger leen góor jigéen ñi ba ñu am droit dund sans kenn fàggaagal leen. Sénégal dafa newoon moom jamono boobu 2013 daa ñun góor jigéen dafa sensible ñun suñ ko waxee suñu dëkk bi dafay tàq. Obama jël avion ñëw Sénégal bokk na ci li mu waxoon ay collaborateurs ba muy ñëw Sénégal néew na question góor jigéen foog ñu régler ko une bonne fois pour toutes. ba mu ñëwee gis ngeen ni laaj na ko président Macky Sall ci kanamu ñëpp nag la ko def su ko neexoon mu def ko ci biir néeg li mu waxtaanee ko ci biir néeg xamuñu ko waaye feddaliwaat na ko devant toute la presse ne ko lan ngeen di xaar yéen ci daganal góor jigéen fii Sénégal question bu direct clair wax dëgg yàlla amul yorante président Macky Sall tamit tontu ko tontu bu leer bi nga xam ne sénégalais ñoo xamul dafa leer rek waaye dafa leer yàgg na daf koy le Sénégal n'est pas encore prêt le Sénégal n'est pas encore prêt ñi xaw a jàng as tuut ci nasaraan xam nañ ni le Sénégal kon sera un jour prêt waaye dañoo nekk ci ay wàccaay lii firndeel position président Macky Sall mooy 2016 dafa dem fële ca France ñu interviewé ko ci benn télé bu tudd iTélé journaliste bi ne ko yéen noo leen def ak góor jigéen seen dëkk ndax seen dëkk am na góor jigéen vidéo bi mu ngi daw de mu ngi ci biir internet bi de mu ne ko nous avons des homosexuels chez nous am nañu ay góor jigéen journaliste ne ko waa góor jigéen yooyu ba duñu am jafe-jafe seen dëkk mu ne ko non duñu am benn jafe-jafe ñun ànd leen jafe-jafe am nañ droit gisante am nañ droit rassembler am nañ droit def lu leen neex ñun gouvernement du leen andil problème le peuple nag moom xaw ma waaye le gouvernement ñun amuñu problème ak góor jigéen xam nga position bu leer la te lii dëgg la seetlu leen depuis Sénégal ba muy Sénégal ba tey kan ngeen mës a dégg ñu jàpp ko ci wàllu góor jigéen mu toog 1 mois kaso saa yu leen jàppee ay fan la wala ay heure ñu génnee leen bàyyi leen ndax Sénégal moo amul problème ak góor jigéen nangu na ko ba pare waa Sénégal ñoo ko xamagul. léegi nag ci biir waxtaan boobu président Macky Sall leeral lu am solo li xam ne ñun peuple dañu ko war a bàyyi xel mun leen nag yéen dëkku tubaab bi ak ñun bokkuñu nu ñu bindee bokkuñu tabia bokkuñu nature yéen mën ngeen régler lu leen neex ci benn loi rek ngeen di bind taf rek dëkk bi changé waaye ñun il faut ñu jël temps pour liggéey ndax bokkuñu ay réalité xam ne kon kii mu ngi ci tànku liggéey bu am solo bi nga xam ne suñ ci paree ñoom Sénégal na nangu góor jigéen waaw ñu ngi ci liggéey de defar nañu document ca 2016 bi nga xam ne wàllu genre lañu jël en compte ci benn stratégie nationale pour l'équité ak l'égalité de genre SNEG 2016-2026 ci document boobu mu ngi en ligne mu ngi sur internet mu neex mu nga tàppe dem xooli ko état Sénégal nee na mu ngi waajal pare une société bi nga xam ne du am benn discrimination à 2026 discrimination nag tubaab bi dañ koy jëfandikoo jamono ji pour wax ay minorité ci wàllu diine le plus souvent on parle des juifs sur la question de la discrimination waaye tamit sur la question LGBT saa yoo déggee tubaab bi di wax waxu discrimination rek jamono bi ñu toll nii ñaar ñoo moom baat boobu les juifs yi nga xam ne dañ war a protéger ak les góor jigéen qu'on doit protéger donc Sénégal mu ngi liggéey bu mucc ayib ci wàllu boobu chaque ñeenti at ak juróomi at maximum dafa am benn kuréel ci Nations Unies bi wax comité des droits de l'homme dafay woo dëkku àdduna bi yëpp kenn ku nekk mu déglu la ci lim la sasoon lim la santoon ak li muy xaar ci yow ci wàllu góor jigéen foo ci toll maanaam examen la bañ na ko sax turam mooy EPU examen périodique universel Sénégal saa yu ci Sénégal demee ba ñu laaj ko ne ko foo toll ci wàllu góor jigéen dafay ne ñun amuñu benn góor jigéen suñu biir ay kaso topp ñu benn góor jigéen te góor jigéen ñi amuñu problème suñu réew lii mooy position Sénégal chaque fois bu demee ci bitim réew même bu dee waxuñu ko waa Sénégal léegi nag ñun gis nañ ni Sénégal moom làqatuwul góor jigéen dugal na ko suñu constitution pare ndax mooy nouveau droit yi ci biir constitution article 25 constitution mu ngi yaxal te di yoonal ni que chaque citoyen sénégalais dafa am devoir respecter ak yelleefu ñeneen ñi on doit respecter les droits d'autrui
chaque fois sëñ Ababacar ne kan mooy autrui ndax ñu ni neen la ñu ay Sénégalais kese fi nekk de boddante gëw ma ne am na Sénégal ci askan en tout cas amu fi ci diine amu fi ci waaso amu fi li Sénégalais yi bañ kay te ñëpp xam ko adduna bi yëpp xam nañ ko mooy góor jigéen Sénégalais yi bëgguñu góor jigéen études yu ëpp solo yu am ci continent africain yi xam ne ñu ngi gëstu mbiru góor jigéen ci biir Afrique lu mel ni Afrobaromètre ci la bokk day saytu chaque fois chaque 2-3 ans dafay saytu wàllu doxu góor jigéen ñi seen àq ak seen yelleef ak seen droit fan lañ ci toll ci àdduna bi. Afrobaromètre rapport am yëpp dafa gis ne dëkk bi gën a bañ góor jigéen ci continent africain Sénégal la te lii nag wax dëgg yàlla ndam la si ñun lii lu ñu war a sàmm la lu ñu war a suqat la lu ñu war a yokk taxawaay la ndax mbiru góor jigéen bii ma leen yégal ne leen état Sénégal bi fas yéenewul dellu ginnaaw ndax dafa jël avance ku jël avance faaw nga sëgg bëri dafa am ay xaalisu góor jigéen yi nga xam ne ñu ngi koy jox Sénégal am ay projet yu bëri Sénégal yi nga xam ne Sénégal fi mu koy financé woo dëkk yooyu dañoo nangu góor jigéen ba pare ñoom dañuy def promotion wu droit LGBT képp ku mënul garantie que dig leen may jàmm duñu la jox sa xaalis te Sénégal chaque jour mu ngi wër di leb di yelwaan ak di ñaan xam nga ne kon Sénégal conditionnalité yëpp yu ñu signé ay prêt Sénégal yëpp day signé wii dinaa si taxaw moo tax Sénégal kon du ko xeex waaye nag am na benn prox ndoll bi nga xam ne Sénégal am na ko ndax si discours président Macky Sall nee na ñun le gouvernement du ñu am benn problème ak góor jigéen yi waaye le peuple moom xaw ma si dara kon ñun le peuple nag ñun ñoo yor caabi bi war a régler problème bi en réalité te dafa am ñaari mbir nguur gi ak lu mu wowle ak lu mu dëgër bopp askan bu taxaw nguur mënu ko tànkam waaye ñaareel it askan wu taxaw dina mën a may lay nguur gu faible pour mu mën a ne ay kilifaam parce que seen ay kilifa nekkuñu Sénégal ñu ngi États-Unis ñu ngi Europe ñu ngi fu ne bu demee na mën a lay leen def naa fa droit góor jigéen de parce que mënuma si dara askan bi ñoo ko laaj ñu ngi nii maanaam lay googu ñun askan bi foog ñu may ko suñu ay njiit pour ñu mën a am taxawaay boobu ndax ñoom sax au fond ñiy jiite Sénégal ñi si ëpp bëgguñu góor jigéen ndax suñu ñu yàlla mooñaa Sénégal ñu yàlla defee askanu Sénégal suñu ay diine ak lépp moo ko bëggul kenn xamuñu ko waaye comme que dañoo am ay patron te patron yi dañ leen a ilif moo tax mun ñoo ñàkk def lu ñu bëgg donc ñun ñoo leen war a may nag prétexte boobu pour ñu mën ñu génnee ci agenda bi nga xam ne agenda bu graaw la bi nga xam ne dugal nañ ko ci école yemul ci école instant yi ñu ngi ko commencé dugal ci wàllu liggéey ndax xaw ma ndax xam ngeen OIT beneen bànqaas la ci institution yu bokk ONU yoo xam ne mooy organisation internationale du travail patron duñ ci xool ci ndax góor jigéen wala doo góor jigéen muy ñaar waaye ñetteel ba si cappaandoo ga il faut ñu commencer préparer ay quotas pour tam si entreprise yi si mën a jël ay góor jigéen pour mën leen a taxaw jàppale leen donc nagam entreprise tam ñoo commencé signer loolu ci àdduna bi te entreprise yooyu signé ko si àdduna bi ñoom ñoo nekk fii seen ay filiales la fi nekk ñu war a ñoo kon gën a tiit kon ci agenda wu nga xam ne mu ngi lëmbee àdduna bi te ñun ñu mën ko stopper donc combat la kon bi nga xam ne tey dañoo jàppoon ni benn ubbi la rek bi nga xam ne pour dem vers l'essentiel ndax l'essentiel mooy d'abord journée du 23 mai bi nga xamante ne réponse internationale Sénégal fas yéene joxe ndax naa leen suba mooy màggal gi ci àdduna gi yëpp góor jigéen yëpp dañuy yëngu ci àdduna bi ñun la 23 dañoo war a yëngatuloo ñi contre góor jigéen yi tamit pour jox réponse góor jigéen yi muy benn kon réponse la pour la terre entière ñu xam ni Sénégal ni mu nekkee woon démb nekk terre de valeur nekk terre de résistance nekk terre de foi Sénégal boobu mu ngi invité le monde entier ñu amaat taxawaay ci wàllu góor jigéen xam ni duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg muy benn mais ñaar réponse la ak état Sénégal wan ko li ñu bëgg ndax li ñu bëgg jomb ñu de suñu droit la constitution Sénégal même bu dee cabaxal nañ ci seen ay salte ñoom waaye constitution bi dafa wax ni peuple bi moom moo souverain et le peuple lépp lu mu bëgg dañ ko ci war a taxaw dañ ko war a defal ci dëkk bi et peuple bi nag aujourd'hui bu ñu nee Sénégal ne les acteurs religieux maanaam leaders religieux yi chefs religieux yi mooy xalif généraux yi nekk Sénégal ñoom ñëpp mettitu nañu question bi d'accord ñu si dañoo bëgg loi bu criminaliser góor jigéen Sénégal loolu kese xanaa doyoon na yemul ci xalif généraux yi association religieuse yi ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu bootul si tarixa ñoom ñëpp seen amir yi seen ay kilifa
si nañ tamit mboolee mi jumtukaay ñoom tamit bëgguñu góor jigéen Sénégal. Les acteurs culturels rappeurs yi ñoom Pullo ngi di mbër yi ndax saisir lañ sax ba saisir association mbër yi ñoom Gris Bordeaux ñëpp artistes yi syndicalistes yi ordre professionnel yi association de jeunes yi pétition ànd sàmm jikko yi ñii ñëpp ñoo ko signandoo waaye kon ñam ñoo de Sénégal nañ ñu war rek ñenn rek Sénégal ñu taxaw nañu dañoo bëgg góor jigéen am fi amagu fi instant yi kenn waxul dafa bëgg góor jigéen am na fay góor jigéen nag waaye ñamew ñu génn nañ ko dañoo bëgg góor jigéen parce que su ko defee ñu taal leen ñun duñ leen bàyyi ñu fi wax góor jigéen lu ñu ci xam ñun mooy rey lañ ci xam xamuñ ci leneen suñu yonent bi ñu gëm te muy suñu kilifa nee na foo leen fekk góor jigéen rey leen ki koy def ak ki koy defal li la ñu gëm gëmuñu ni am na ku gën a kawe yonent bi saa sam pour mën ñoo digal donc kooku ku fi génn dañ lay rey ñamew ñu génn ne nañ ko fi doxal kooku nag kenn waxul lañ ko fi doxal waaye dañ ko fi tere ndax ñi tere gesee wax di bu doon am na ñu ko fi bëgg ne lañ ko fay bëgg ñu mën a sax waxtaan ak ñoom mais ñoom ñëpp dañoo lem kenn waxul daf koo bëgg donc ñun nag loi boobu ultimatum la maanaam marchandé wuñu si te naxantew ñu si suñu droit la actuellement Sénégal association mondiale yi sax yuy saytu góor jigéen neen Sénégal ñëpp a bañ góor jigéen neen 98% Sénégal la ñoo bañ góor jigéen dama ne loi nag dafay traduire une volonté sociale dañ koy tënk ci ay réalité culturelle d'un pays bu dee askan boobu si ngëm-ngëmam ak ci histoire am bugg ko dama ne warul sax poser problème ñuy waxtaanee sax dañoo war a sax jomb tey jax di wax ne dañoo bëgg loi contre góor jigéen ndax li war na fekk rek la ko bu yàgg waaye bu dee dañoo boddi nitu diine yi si biir dëkk bi jàpp nitu diine yi waruñoo wax ci yoru penc mi waruñu wax ci yoruñu dëkk bi moo ñu yóbbee fi ñu toll tey jii nii donc le 23 boobu nag ñu ngi siy ñaan ñëpp ñee xam ne ay jullit lañu ñëpp ñee xam ne ay chrétien lañu ndax ñoo bokk benn combat ñëpp ñee xam ne valeur sax daf leen ñor duñu judd duñu chrétien ñun may ñu kenn ngant ci journée boobu ndax yonent bi salaay salaam bu nekkoon jamono bii fii Sénégal dina woote pour ñu tere góor jigéen loolu moom ala kulli xaal ndax diineem daf ko bañ moom day woon ne ba dañ leen rey xam ne kon yonent bi su fi nekkoon kon suñu biir loi yi dina am loi rey góor jigéen kon moo fi am yonent boobu nag salaay salaam ñëpp ñu woote ci turam ku leen uyu yonent bi salaay salaam nga woote te ku leen uyu kilifa yu baax yi dëkk bi tam nga wuyu donc mayu si wax dëgg yàlla kenn ngant ndaw ñi mag ñi xale yi jigéen ñi liggéeykat ñi bañ na ko sax journée bi du jour liggéey jour férié jour week-end la kenn amul lay pour bañ a ñëw ñi feebar sax nekk hôpital may ñu leen lay nañu pousse seen ay chariot jéem a ñëw ne ñun bëgguñu góor jigéen ndax yow mal xiyam nañ ko ndamoo ci kanamu borom bi dañu taxaw ci kanamu borom bi ne man kat bokkoon naa si yu taxawoon bañ góor jigéen ci kaw suuf jëfu xeetu lóot mettit lu woon naa ko dàqoon naa ko jëf naa pour mu dañ fa lay googu rek yàlla mën a sukkandiku jéggal ñun ñëpp dugal ñu àjjana donc bés boobu waxuma sax ñu feebar ni ñu dee sax nañ jug seen bàmbeel yi ñëw fekk ñu si bés boobu ndax dañoo war a dindi ñaaw téef gu mel nii ci biir réew mi ma gis nag ne combat boobu le 23 la nar a commencé rek waaye fekk jeexagul ndax bëre la peuple bi il faut mu peser sur la table pour imposer ñi ñu jiite ñi mën koo doxal waaye gëm naa ni suñu farloo taxaw ndax réew mi ñun ñoo ko moom ay guinéen moomuñu ko ay américain moomuñu ko ay français moomuñu ko ndax français yi ñoom am nañ jom ñoo am jom lañu am nañ jom ba képp kuy juit ku ñëw seen dëkk may ñu la nga takk ñaari jabar président Macky Sall nag nee na moom fi lekk mu ngi fi góor jigéen du fi am dégg naa ko fan yee mu wax ko ndax dafa yëg xam naa suñu combat bii ñuy waajal ñu yónni ministre de la justice mu dem rajo ak télé commencé wax ci góor jigéen ne gars yi la ñuy wax rek waaye ñun Sénégal fas yéene ñu daganal góor jigéen waaw lii koy waxtu ja gestu la ñoom neen fas yéene ñu ko daganal ñun neen dañ koo daganal pare ñoo bëgg ñu araamal ko ñoo bokk lu ñuy wax li ñuy wax ñoom nañ ñu ko jëmmalal ci jëf ci benn loi dañoo bëgg rek ñu pénaliser góor jigéen teg ci ay daan lu mu néew fukki at te loi bi ko defar ñun liggéey ñu ko pare bind ko pare seet nañ ay député yoo xam ne député yu am ngëm-ngëm lañu yoo xam ne ñoom nangu nañu porter loi bi assemblée incha allah suñu paree journée 23 suñu taxawaay mooy dem yóbbu loi bi assemblée pour ñuy dëggal loi boobu ci fii Sénégal ndax njortu naa que lu kilifa diine yëpp bëgg Sénégal tous les xalif généraux amiru mboolee mi jamaat yu nekk Sénégal ñëpp mboolee mi sénégalais ndax pétition bi mu ngi daw en ligne am nañ pétition bu ñu ubbi woon bi nga xam ne
ay milliers et des milliers de gens ñëpp a ngi koy signé parce que ñëpp neen bëgguñu góor jigéen waaw lu ñëpp boose maase bëgg xanaa yoonal ko ci biir assemblée yi xam ne ñun ñoo ko moom suñu ay ndaw ñoo fa nekk ñu fay représenté xanaa loolu du problème ñaanuñu kon lu métti loolu gis nañu bëgg te du ñaan dañ koy sàkku ndax ñi fa nekk suñu ay ndaw la ñu ñoo leen di fay donc peut-être dinaa yemale foofu kàddu yi jox Pullo mu dikk ak yéen parce que langage yi ñuy wax langage street moom ma gën a am langage street pour mën a wax ak ndaw ñi donc di leen nuyu di leen jaajëfal di jéggalu nag ci kàddu yi bëgg ñoon lu may laajante biir yàlla na yàlla sàmm defal ñu tawfiq incha allah. salaamaaleykum wa rahmatullah. waaw comme man maa mën a wax ak yéen da ngeen d'accord pour ñu légaliser góor jigéen fii bu ngeen ko d'accordul yuuxu leen ko ci kaw yuuxu leen bëgguñu góor jigéen. yaa léegi damay am benn salaam bu ma def rek maa ngi yeesuwaat bu baax comme samay kilifa laa toogal. yaa dama ni Sénégal fii sunu Sénégal la duñu nangu loxo bu ci bokkul jaxase ko kee boor bi ñun fa ñu féete ñee fóot fële ñële fële féete Sénégal njaay fii la Sénégal fii la ñuy làq wolof di ci kàll ku ne fexe ci sa boor ni mu rafete ñee far fële ñële fële féete ma ni gàkk-gàkk yi ci dëkk bi la ñu seppi si ñëppay bokk fekkee teew ci digg pecc mi amul njool mbala gàtt xees mbaa ku ñuul tukulóor njaago joolaa séeréer soninke bu dee lu ñuy wax ci sénégalais dëgg la nañuy waxante dëgg rek bañ ko sàkketoo dëgg buñ lay ratatat ba nga dee fa sigil sa bopp jar na ko foo ree fa sénégalais fàtte li ko fal fi fo liggéeyu maam la ñu weddi noppi fal su ko mbalaanu sutura si ñu mujje muri ko bëre basket football carte mooy njaaloo moo fi dugal cagaa góor jigéen ak franc-maçon mbër yi kan baron joueur yi fuuy yàqu jàng-jàng jaayu gone xam na sarme waate fàtte bés bu ñuy àtte réewu julitu naxee ki pexe Sénégal fii sunu Sénégal la du ñu nangu loxo bu ci bokkul jaxase ko kee boor bii ñun fa ñu féete ñee fóot fële ñële fële féete ma ne waat Sénégal njaay fii la Sénégal fii la ñuy làq wolof di ci kàll ku ne fexe ci sa boor ni mu rafete ñee far fële ñële fële féete ma ni santul Diouf santul Wade te du sant Sall ñoo la fal fa nga toog boo ko wedde Wade laajal Wade bi la jàngal te nga yàgg raam ginnaawam ba mu bawee foog ni moo ñu moom suñuy kàddoo ko dindi toxal si njël ak Vivi Karim ràpp ci jel bi Marème Faye na dugg ci xel mi lu fi Macky Diop ngay góob sunu kaawu kilifa diina yi tekk daa ëpp wax ji Kaolack Touba ba Thiénaba seen wareef moo ñu fàttali donte dañ leen di ba kaddu Maodo la ak Bamba ñaata yóbbante wàcc laa tey teewu ku tedd ki lépp ngir fàttali mbindaa fóoni seen bopp gën a woo bu konkorong jaam bay sulli bukki kiy def lu bon di gondi am jëkkër ak far wàcc sa soxna wër di njaaloo ba ci dundu góor jigéen yi jiwin yëg pédophilie jaayu ba jaamu jinne yi système bi firaawu na la yegg si nañ tundu dajal est-ce que di ngeen dangu ñu légaliser góor jigéen fii kon foog góor jigéen foog kenn képp ku leen di jàppale waaye di wasuwaan ak nag di jégaluwaat bu baax a baax yëmbal for life yëmbal forever te incha allahu rabbi jamono yenenti yàlla loot ña kon ñu néew ña taxawoon di xeexe incha allahu rabbi danañ ko taxawee le 23 juin ci kàttanu yàlla waaw waratul sax quoi 23 mai autant pour moi incha allahu rabbi nañu wanewaat suñu bopp amatul sax ay sol peew parce que wóorul booy waxal waxu góor dégg nga ni may waxee la tête haute poitrine bombée naaf respecte yëmbal naaf respecte structure bi di ñaanal sama gars yi tamit waa ànd sàmm jikko yi lii dafa war a law ba faaw lii dafa war a law ba ilaa yow mi diini bàyyi kom bi du alal kom bi du ay appareil kilifa diine yi nag tey kilifa diine yëpp kontaan nañ tey ku gis taaliba Cheikh Ahmadou Bamba tey kontaan nga ci jëmm ji tey Cheikh Ahmadou Bamba bu fi taxawoon tey billahi dina kontaan ci jëmm ji ndax ñun ñëpp suñuy référence Macky Sall dafa ñàkk jom rek moo tax muy topp Macron non dama leen di laaj Macky Sall ku ñu yab la Macky Sall daf ñu yab ndax ñun dañu am ay référence quoi ndax Cheikh Ahmadou Bamba bu defoon nii digganteem ak tubaab bi est-ce que dina julli ci géej gi
baay Macky Sall daf ñu yàpp ba Macron di wax muy taxaw naan ko wii boobu la ñu doyal Ahmadou Bamba daawul wax wii tubaab moo waraloon mu gëdd julli ci géej gi billaay walaay wa taalaay bu doon rek am na tuuti weddi ci moom du julli ci géej gi tey alhamdulillahi rabbil alamin ñun ñooy suñuy référence këru diine yëpp nag bàyyiwuñu kenn ku lim da ngay jum amul Maulana Cheikh Ibrahim Niass amul Tiwaawan amul Laayeen amul Njaasaan lii suñu combat la combat bépp religion la bu saxu ci yoonu siraatal mustaqim suñu mbokku chrétiens yi nag di leen saluer de passage waa te ñu ñaan yàlla dëgëral seen taxawaay wëral seeni cër musal leen ci pexe seytaane musal ci mbooloom mbindeef bi nga xamante ni yaa ngi bañ mbiru góor jigéen waa dañ ciy profité rek di ci wasu ak kàddu yi bu bëree ñu ngi jéggalu parce que nu mu demee la quoi comme ñun ñoo mën a wax ak yéen dinañ wax ak yéen ci ay sound incha allah naaf respect for you jaa ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi sant borom bi subhanahu wa taala cant gu tolloo xéewal yu mag yi ñu defal di sant ñépp nag di wax rek ñaari baat dama fi teew en tant que membre commission ADHAC bu ànd sàmm jikko yi waaye teewal fi imam Babacar Sylla nga xam ni moom mooy le coordonnateur départemental de Pikine man maa ngi tudd imam Pape Birama Sarr di imam ratib cité comico série E di def résumé rek si appel bi nga xam ni moo ñu fi tax a daje muy woote bi ñuy woote pour la journée du dimanche prochain agsi na le 23 mai à partir de 10 heures fële si Colobane fi ñuy wax place de la nation professeur yàlla na yàlla fay la nii rek la mën a demee ñaari aaya rek laa leen di rassurer ci seen taxawaay yéen yëpp moo xam Pulla moo xam professeur moo xam sunu doom bi le chrétien William borom bi dafa wax ni afa man kaana mu'minan kaman kaana faasixan laa yastawun nit da ngay am loo gëm ki gëm nag mënul yem ak ku gëmul laaj naa sama ay doom démb man la dama bëgg kenn si yéen wax ma lan la ngóor jigéen mën a yokk si ak mbaax bu fekkee yéen am nga conseil mën a tontu ngóor jigéen ñi koy défendre ba indi ay nouveau droit ndax ngóor jigéen am nañ dara lu ñu mën a présenter ñu lii lu baax la xanaa dëggal rek li professeur doon wax xam nga gars yi dañoo def 25 ans de planification familiale dépensé si ay centaines de milliards terewul démographie bi gën di yokk donc c'est un échec total te li leen tiital mooy le développement humain la meilleure source la meilleure ressource c'est la ressource humaine yéen ndaw ñii yéen a dalal suñu xel ñun tey nous sommes rassurés la relève est déjà assurée fu waay bandi nekk ñaareelu aaya bi ma leen di indil mooy wa man ahsana qawlan mimman daa ila allahi wa amila salihan wa qaala innani min al muslimin professeur kenn mënu koo dëkkal fu mu dëkkul li muy wax yëpp fi mu ko teg mooy man ab jullit laa seen baay bii di wax def na 36 ans armée nekk imam ratib nit loo mën di nekk sëg njullite dafa war a fës ndax xale yi wax nañ ko fi léegi slameur yi wax nañ ni mujj ci bàmmeel te ku dem bàmmeel dinañ la laaj ku dem bàmmeel dinañ la laaj yëngatu bii lan moo ci tax a def mooy buñ ñu laajee ñu am aw lay devant Dieu yàlla def ni yaa ayyuhal lazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara kenn ku nekk si ñun dafa am responsabilité fexe ba mucc safara waaye fexe ba doomam njabootam te léegi bi may ñëw laa koy wax sama jarbaat bi may àndal ñu romb benn xale bu góor mu def karaw gi noo xam ni di wax di layam yi yëfi sama mbokk mi
mais non ma ni c'est pas possible ban réew lañ ne mu ne ma pourtant mais tonton banlieue bi mit nii la mel ma ne ko non kon c'est il faut ngeen jóg affaire bi seen yëf la ñun ñu ngi sunuy ruq nag si jàkke yi di waaraate mais ki demul si jàkke ji nu yéege waaraate donc seen yëf la changer les termes de référence mbir mi seen yëf la waxante leen si seen biir kan moo gën a rafet ay wax kiy woote si mbaax te ku ko fekk la mu koy wootee mu mën koo layale si diine mu mën koo layale si ngëm li am solo mooy le 23 agsi na ba pare mais bii dañoo am lu ñu musul am si Sénégal toujours dañuy wax mag ñi attention mag ñi taxañ nañ seen bagage yóbbu alxuraan ñu ko wax répété ko tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tasaluuna amma kaanu ya'maloon maam borom Tuubaa la mu doon def na ko ba taxañ ci yóbbu moom lañ koy laaj duñ ko laaj Cheikh Fallou Mbacké duñu laaj la mu nekke woon naka noonu maam Nawda chacun est responsable devant Dieu seen génération def nañ lañ war a def non ñu ngi suñu ginnaaw ñun ñoo war a jàkkaarloog suñuy noon les formes de lutte ont changé ont changé affaire bi làmmeñ warul lekk moroom moom muy te ñorul làmmeñ du lekk moroom moom muy dund nit da ngay am fulla ci sa bopp mbir mi seen yëf la guerre affaire bi yéen ay diriger seeni moroom ñun dañ leen di encadrer journée du 23 seen journée du 23 la yéen a nekk ci infographe bi yéen a nekk ci comment dirais-je réseaux sociaux yi yéenu neen la dëgg nag bu ñëwee neen tandu waqul jaa al haq wa dahaqa al baatilu inna al baatila kaana dahuqa yéen a yore dëgg wa antumul a'lawna in kuntum mu'minun benn condition rek laa leen teg yéen a nekk ci kaw bu fekkee ay jullit ngeen soyons des musulmans soyons des croyants am na ko fa wax léegi sunu jarbaat bi nee na 99% des croyants moo am Sénégal mais même les non croyants dañu am ay valeurs dañu am ay jomb dañu am lu ñuy bañ ak ngóor jigéen du war xoolal fii moo war a nekk le pays pilote pour dire non à l'Occident libérer le monde nous waa ànd sàmm jikko ji lan la ñuy défendre juróomi yëpp la professeur indi na si tënk na ko mais li si jëkk mooy ñun ak sunu boroom beneen bi ñun ak sunuy moroom ñu fexe ba sunu njaboot gi mais kan moo bëgg yow ñu ne doomu imam Sarr góor jigéen la mais vraiment c'est une honte te nag bu ñu seetaanee loolu mooy am ndax li ko waral paramètres yi ko waral dafa bari ndax pauvreté tudd nañ fi léegi benn ambassade boo xam ni il est là prêt à recevoir ki bëgg a doon góor jigéen bokkal ci benn communauté LGBT rek te actuellement il y a 16 associations yu fi nekk 16 reconnus yu am seen récépissé donc attention bëgguma woon guddal damay tënk rek beneen bi mooy ñu bàyyi xel li professeur wax ñun ñoo war a dimbali suñu état face à l'oppresseur face à l'Occident face aux colonisateurs puisque nous sommes toujours dans la colonisation li may faral di wax samay discours nag mooy être colonisé est une chose mais l'accepter en est une autre n'acceptez pas d'être des colonisés vous êtes les meilleurs bu dee jàng yéen a ko dàq lépp lu ngeen di jongante yéen a leen ko dàq lépp ba si alxuraan bi ñuy tari wallahi ñaata champion la ñu am fu ñu dem gagné ba si jigéen ñi dañuy dem si àll bi dóor leen ñoom Ndumbur Seen a ngi fi ñoom Petit Diallo kii Cheikh Moustapha Diallo ngi fi Cheikh Mahi récemment lii mooy Sénégal vous êtes les meilleurs gëm leen ko fii nag lu baax lu ñuy maye amu fi lépp dañ koy reyante kooku ku dégg sama yàgg dégg sama diw ci xam ni lu baax lu ñuy maye fii amu fi nelaw yu doy na dormons à l'heure pour se réveiller à l'heure il est temps de se lever faire face à l'Occident xëccoo leen njàng bi yéen ñu baax ñi yéen a ko moom yéen soxlawuñu seen ay rakk yu bari xam nga lu ñu soxla si yéen ay mention excellent
ay mention excellente très bien xëccoo ak ñoom dem jiitu leen ci poste yu baax yi di commander dëkk bi dafa soxla doom yu baax yu mel ni yéen wallahi bi ma ñëwee léegi ndogu dama defe ne woon yéen xawoon ngeen bokk ci xale yu sàggan yi comme dama wooroon ma dugg ci ruq bii doon ndogu génn gis dégg ñuy kabar ñuy nodd mais vraiment sama xol dafa sedd dama ko filmer dugal ci biir groupe bi nii rek la foo man di nekk yàlla dafa ñoo am lu ñu tënkee ñun dañoo am ay règles de vie islam civilisation la c'est un système de vie foo mën di nekk loo mën di doon sa islam dafa war a feeñ il faut avoir cette audace d'extérioriser votre islamité vous êtes les meilleurs fu ngeen mën di nekk yéenay nekk les majors li may wax ci télé laa taxaw di ko wax ñi ma xam nañ ma 36 ans armé je suis imam ratib vous avez des exemples imam ñu ngi lay jaajëfal imam wax na sànq ni leen dafa bokk ci yar bi leader bu naan na yéen amu leen manqué wu leen ko man ngeen tudd suñuy maam ñuy ay référence waaye même fi mu nekk seeni contemporain xool imam Ndaw ak son courage xool ko ak xam-xam bi vous en avez imam Ndaw lan moo ko yóbbu kaso c'est son verbe c'est sa connaissance c'est sa compréhension de l'enjeu politique l'enjeu géostratégique lii xew Israël lan moo ñu ko yóbbee ñàkk ndaw yu mel ni yéen bu ngeen gëmee seen bopp loolu daf fiy jóge vendredi ñi ngi woote avant première bi mooy vendredi après bu ñu julee takkusaan ba pare à la même place le 21 ngeen ñëw wane ni lay xew fële lu leen naqari la ndax innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum wattaqullaha laallakum turhamun vivre cette solidarité musulmane dafa war kenn ku nekk dagg paas foo mën di nekk vendredi nga ñëw taxaw wane sa li xew xoolal boo demee Londres bërki démb 20 000 personnes Londres tubaab yi ñoo xam ni 20 000 personnes Londres la ñoo manifesté le vendredi 21 julliti Sénégal ñoo bëgg a taje place de la nation muy place de l'Obélisque Colobane bu ñu jullee takkusaan ba pare bu ñu jullee astaghfirullah juma ba pare fu waay jullee juma na nga jubal si foofu ñëw taxaw wane sax ñàkk a ànd si ni ñuy toroxale doomu aadama man waxuma la sax jullit mais doomu aadama l'humanisme moo weesu fenn fi ay nit yore ay chars de combat pendant des heures di bombarder ay nit ñoo xam ne defuñu dara sans arme lii dafa àdduna weesu foofu même ñi nga xam ne léegi si ñoom lañ bokk y a des israéliens yu taxaw bañ ni lii jaaduwul ndax ak nite du je veux pas être trop long mais l'essentiel mooy bu leen xaar ku leen woo le 23 seen yëf la dina am dans certains secteurs comme man dama nekk fii nekk Tëngéej moom on aura des dispositions on a mis 6 cars à votre disposition waaw fu waay neex dinañ la wax point bi ngay dem relier pour ñu jox la fi nga pour nga mën a départ 8h30 fii aussi au niveau de la banlieue ñi ngi waxtaan trouvé guñu les vraies solutions mais incha allah d'ici la fin de la semaine dinañ wax ci groupe bi comme quoi yan disposition lañ jël bokk ci ak gaañi yëpp in uridu illa ma stata'tu ma tawfiqi illa billah wa salaamu aleykum di am fierté toog ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci assemblée bi di jiital ki nga xam ne moom laa fekkoon ci place bi muy waxtaan muy professeur Omar mu nekk nit koo xam ne dañ koy suivre ci ay waxtaanam ci xam-xamam bu sell ñu ngi ñaan suñu borom mu defal ko xéwal defe naa képp koo xam ne woo nan la ci lu mel nii ki la woo yéene na la lu baax mais am naa bu baax a baax fierté ci activité bu mel nii ñu defee que dëkk bu mel ni Yëmbal professeur dëkk bi am na lu ëpp 3 téeméeri at ñi ko taxawal diine rek moo leen ñoroon yàlla dogal na tey la ñuy feete 20 ans yoo xam ne góor gu baax gu tuddoon al imam Mouhamadou Sakhir Gaye
nga xam ne moo daan jiite grande mosquée bu Yëmbal 20 mai la génnoon àddina 2001 ñu jëm ci 20 mai 2021 li tax mu bëgg a taxaw ci moom c'est parce que Yëmbal dafa mus a nekk benn village bu doy waar boo xam ne bu am enracinement bu doy waar village boo xam ne bu cosmopolite village la boo xam ne kenn musu fee xam xëccoo waaso kenn musu fee xam xëccoo diine kenn musu fee xam xëccoo tarixa professeur Imam Sakhir Gaye boobu biñ koy doog a fal mu nekk imam raati bu jumaay Yëmbal nga xam ne jamono jooju jumaay laay lañ ko tuddee parce que laay ni ñoo ko tabaxoon décision bi mu njëkk a jël daf ne sama naayib du bokk ak man tarixa autant tout le monde n'était pas d'accord àggoon na ba ci yóbbu ko ci xalifa bi parce que y avait des gens qui n'étaient pas d'accord dafa wax keroog bi ñu ko yóbboo ci xalifa bi bu ñu insister ma bàyyi leen ak seen jàkk jël ku tudda oustaz Ndiaga Ndiaye nekk taalibe maam Moustapha Sy Jamil nekkoon muxaddam Tidiane mu jël ko mu nekk naayibam oustaz Ndiaga di julli ci ginnaawam ba yàlla moom ko mu génn àddina oustaz Ndiaga rêve bi mu bàyyi ak yeneen mi mu bàyyi bi soxnaam tolloo diggante moom muy waaj dem àllaaxira mooy mu tuddee Imam Sakhir Gaye doom yàlla dogal na rêve boobu rakkam ji tudda maam Ngagne Ndiaye nga xam ne mu ngi may dégg tey biir këram am na ku fay daagoo tudda Imam Sakhir Gaye te loolu lépp dafa juddoo ci nit ku comprendre ne l'islam benn nation la l'islam benn peuple la malheureusement au Sénégal on nous apprend les missionnaires et on oublie de nous apprendre leur mission tey daje ñuy def ci ndaje diine yépp li ñuy wax mu jëm ci kiy sos mbir mi wala mbir yi wala yoon yi moo ëpp fuuf li taxoon ñu sos loolu et puis on oublie une chose mooy yonent bi sax moomul diine ji yonent bi sax laa la wax moomul islam yàlla suñu borom nee na ko li ma la wax nii laa wax boo ci changer virgule dinaa dog sa baat te ñëpp xam ne yonent bi moo gënal yàlla ci lépp lu mu bind kon cela veut dire qu'il faut qu'on revienne à l'essentiel l'essentiel mooy doomu aadama ci kaw suuf amul benn mission bu gën a noble mu bégloo boroomam lépp lu ñu jaay ci théorie de réussite boo xam ne waroo naag ñu jàkkaarloog yàlla ëllëg mu ne sama jaam bég naa ci yow ñu ngi ñuy nax doomu aadama bu jugee ba buy nelaw warul yittewoo lu dul mu bégloo yàlla su fekkee ne on nous vend réussite boo xam ne dañ ciy dox jël des années di jàng jël ay années suñu jëlee suñu 24 heures yi nga xam ne moom la ñu am ci bés bi suñu calculer heures yi ñuy def suñuy lieu de travail heures yi ñuy def ci transport bi yaakaar ne mën nañ amee feneen yàlla fu dul fi ñuy liggéeyee ñu ngi nax suñu bopp parce que quand tu sors 14 heures de temps de ta journée plus 8 heures de temps yooyu nelaw tu es déjà à combien d'heures à 22 heures léegi yàlla 2 heures sur les 24 heures nga koy bëgg a jaamoo avec di somnoler par exemple devant Dieu non su fekkee ne architecte nga ci biir sa architecture boobu ngay jaamoo sa borom bu dee programmeur nga bu dee rappeur nga ci rap boobu ngay bégloo yàlla il faut qu'on revienne à l'essentiel essentielu doomu aadama mooy sa dund kenn moo ko moom rekk nga war a bégloo keneen koy bégloo day fekk bégloo kooku muy suñu boroom azza wa jalla kon am nañ fierté bu baax ci Yëmbal ñëw gàttanu lu mel nii dama bëgg tëjee rek quelques abyaat yoo xam ne Imam Sakhir Gaye daf ko bindoon ci benn way bu mu tuddee woon aaxiru zaman muy mujjug jamaano dafa wax ne dafa wax ni te mujjug jamaano ji ñu toll la ñu waxoon ca tegtal ya tey mbooleem ku xool gis na tegtal ba moo xam ne bërik mooy gi am mbooleem ci réew yeeg barik feebar yi ak tiis yi tey koo xool tawat gaa nga fees xol ba mu ne barik dee gi am ci mag ñi ak ndaw ñi ak mbooleem ñu baax ñi fi daan aar diine ngir sàmm dénkam ba yónneen ne balaa saa ñëw ñu baax ñi dañuy jeex ngir dañuy gën di néew ngir bañ di feeroog merum buur ba ñu saay-saay ñi ñoo fiy des di sax nuur ci seen beew ga ba buur yàlla mer
ñoo ñaay dajeeg saa ca nëx-nëx ba mu ne bari réer ci nit ñi ñàkk teggin ci ndaw ñi ak jigéen kersa wootul yii na ngay lim ca tegtal ba di jiital ku réer ngir daw meram mbaata xemmam wërsëgam jël ku xam muy féete ginnaaw ca jaahil ba di màggal boroom am-am ngir rek wërsëgam wu yaa di suufeel boroom xam-xam ngir rek ñàkk ko par ba jilee jamaana yées ci jamaana nee na ku am xam-xam tey gis comme professeur ku am xam-xam tey gis tiit na ngir mbooleem tëkkuy yàlla miy buur bi loolu la imam Sahir bind ci way woo xam ne mat na 99 vers tuddee ko axiru zaman mu nekk actualité tey li may tëjee nag mooy dafa am benn góor boo xam ne dafa doon dox ci plage gis ay jën yu bari yoo xam ne danoo tuuru ci géej gi ci plage bi mais deewuñu muy jël par benn jën di sànni di delloo benn waay fekk ko fa ne ko mais gis nga ñaata jën ñoo ne fii mais c'est des milliers yow da ngay perdre sa temps boo bëggee sauver jën yi yëpp moment bi muy wax woolu paa bi mi ngi yor benn jën mu nekk xaw ma ban jën laa dul sauver de waaye bii ma yor moom xoolal sànniwaat ci génn mucc na kon action yi ñuy def nii même bu dee day muccal benn doomu aadama sérieusement parlant tey toog bi ma fi toog pendant 10 minutes yàlla xam na ni conscientiser na ma ci degré parce que man tey c'est vrai xam naa ni góor jigéen lu bon la xam naa ni lu grave la mais conscient wu ma woon ni ndeke affaire bi c'est aussi urgent que ça que ni toog bi ñuy toog ne dara du parce que ma jàppoon ni toog bi ñuy toog mais bon dañuy wax rek mais bon Sénégal moom du mu sa am góor jigéen en fait et c'était la même chose que je me disais ci coronavirus en fait bi mu amee dama naan non affaire ay grippe aviaire amoon na fi Chine corona du donc tey vraiment merci ci opportunité bi ngeen ñu may donc nañ sauver même bu dee benn jën wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh